asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatuhu. mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu, ñoo ngi leen di ziyaara, di am mbégte bu baax ci live bi nga xam ne bëgg nañ ko def, di partager ak mbokki sénégalais yi. di leen ziar bu baax nag ci guddi gi ñu fanaan bi ak bëccëg gi ñu yendu tey muy fukki fan ak ñaar ci weeru gàmmu. gën gi mbindeef yonente bi alayhi salaatu wassalaam gane woon ci àdduna. ñoo ngi ciy ndokkeel mbooleem umma islamique bi yëpp. ñoo ngi leen di ziar itam. suñu waxtaanu tey nag ci ñetti tomb rek la bëgg a dem. benn bu njëkk bi ñoo ngi ko jëmee ci la proposition de loi bi nga xam ni ànd sàmm jikko yi depuis tournée nationale bi ñu defoon ak pétition bi ñu lancé woon ak journée 23 bi nga xam ne taxaw la nañ ko. deuxième point bi doon lenn nag ci ay jafe-jafe yoo xam ni diine ji daf koy faral di am te mu doon loo xam ni lu ñuy gàllankoor la. bu ñu ko seetloo bu baax war nañu posé wu question xool lii situation bi kan lay profité ñetteelu point bi nag mi ngi jëm ci élection locale yi. donc ñu bari dañuy woo di ñu wax ni dañoo bëgg ñu bokk ci élection yi, am ñoo xam ni sax dañuy woo ni dégg nañu bokk ngeen ci. donc loolu aussi ñu bëggoon ko leeral wane ci li ci suñu position ak suñu taxawaay. kon ci ñetti tomb yooyu rek la waxtaan wi war a jëm. kon bu ñu ñëwee ci tomb bu njëkk bi mooy proposition de loi bi. xam ngeen ànd sàmm jikko yi depuis bi ñu amee ay firnde yu leer ci am na agenda bu ñuy doxal ci biir réew mi pour taxawal li ñuy wax ay droits nouveaux, de nouveaux droits yoo xam ne bind nañ ko ci constitution bu Sénégal. ba tàmbali sax ubbi boulevard boo xam ni mi ngi jëm ci yooyu. lu mel ni le nouveau code de la presse article 10 bi daf koy firndeel, ministère du genre bi ñu taxawal daf koy firndeel, programme scolaire yi nga xam ne tàmbali nañ ko ak manuel bi le gouvernement du Sénégal defar aussi, le ministre de l'éducation nationale aussi daf koy firndeel. ba ci sax commencé woon nañu suñu këyit yi ñu tàmbali ko soppat ni lu mel ni suñu permis de conduire yi, suñu carte d'identité nationale yi tamit xam ngeen ni yéen ñëpp
kenn ci gisatul sa ndey ak sa baay nekkatu ci. alors loolu nag boo ko xoolee méngale ko ak la vision bi nekk ci la SNEC 2 moo lay wan ni la en 2026 bu ñu ca yeggee sénégalais yi ñëpp kenn ku ci nekk ñooy bokk yam àq ak yelleef peu importe lu mu doon lan la gëm lan lay def ak lan lay ñàkk a def voilà. alors loolu bi ñu ko defee nag def nañ une tournée nationale dem nañ ci 45 départements yëpp gisee ak nit ñi nekk ci biir réew mi parce que ñoom ñooy sénégalais yi dem nañ gisee ak kilifa diine yi ñoom ñi nga xam ni ñoom ñooy kilifa réew mi dem nañ gisee aussi ak ñi nekk ci société civile bi gisee nañ aussi ak parti politique yu bari gisee nañ aussi ak jàngu bi gisee nañ aussi ak suñu mbokk yi nekk fële ca Oussouye muy bois sacré di leen nuyu ñoom ñëpp au passage kenn ku ci nekk di ko jox aussi cëram bi nga xam ni itam cër boobu la amee ci réew mi. biñ ko defee ba noppi nag ba taxawal journée bi ñu doon def le 23 gis ngeen ni massivement pour la première fois Sénégal yëpp 45 départements yëpp taxawal nañu journée boobu. c'est une première mosul am Sénégal loolu. deuxièmement yi tamit gis nañ l'adhésion de tous les chefs religieux xalif généraux yëpp engagé wu nañ ci loolu tamit yombul waaye gis nañ ni yemul ci loolu amir association islamique yi gis nañ ni ay syndicalistes yi société civile bi ñu ci bari parti politique yi donc ñoom aussi adhéré nañ ci loolu. mu doon donc taxawaay boo xam ni askanu Sénégal ci boppam ñoom ñoo approprié wu en fait question bi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo yëkkati mbir mi. ànd sàmm jikko yi dafa tàmbali rek waaye sénégalais yi fi mu nekk nii ñoo yor li xeex boobu. alors biñ ko defee ba noppi nag nit ñi joxe nañ seen position de principe wane nañ ni bëgguñu programme bii yaatu ci Sénégal. liñ doon demandé waat muy une loi buy tere ngóor jigéen ci lu leer sénégalais yi wane ni ànd nañ ci loolu bëgg nañ ko. alors loolu nag beneen liggéey desaat ci biir jógee ci le 23 mooy lan. mooy nag ñu tëgg jëmmi loi bi ba pare ndax xam-xam a koy def ay woromi xam-xam ñoo koy def te it lu jëm ci wàllu loi xam nga ni dafay am cadrage danañ ko cadré am na loo xam ni soo ko doon bëgg indi tey jii it fekk na cadre général bi ci boppam moom mën na koo dàq ba tax na kon ay woromi xam-xam ñoo koy tëgg dem nañ ci boroomi xam-xam yooyu aussi ñu tëgg proposition de loi bi mu àgg. bi loolu jàllee itam li ci desaatoon mooy nag sénégalais yi ñu demoon ci ñoom xëy na mënuñoo delluwaat ci ñëpp waaye ñu dellu ci kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo àndoon ak ñun ñu toll ci téeméer ak juróom-benn ñoom ñëpp ñu fexe ba loi bi ñu yónnee leen ko ku ci nekk jox ñu ci sa xalaat nga xam ni jox nañ ko xalif généraux yi jox nañ ko envers association islamique yi jox nañ ko société civile bi pour ñoom ñu am retour ku ci ne observation boo ci am nga mën ko def. loolu bi ñu ko defee ba noppi nag fi mu ne nag ñoo ngi toll ci jëmmi loi bi nag ñu waaj daje ak lenn nag ci waa assemblée nationale ay député ñoo xam ne ñoom pare nañu pour porter en fait la proposition de loi pour yóbbu ko assemblée lii rek moo ci des waaye ñuy wax sénégalais yi ni la proposition de loi pare na ñuy wax sénégalais yi ni lenn rek moo ci des léegi mooy yëkkati kayit bi teg ko ci loxoy ay député yooyu yóbbu ko assemblée nationale. ñuy wax nag ni bu ñu àggee foofu lañ gën a soxlaa nag taxawaayu sénégalais yi ndax sénégalais yi majoritairement l'écrasante majorité des sénégalais ñoom ñoo wane ni bëgguñu ngóor jigéen ci biir réew mi ñoom ñoo wane ni bëgg nañ loi bu koy criminaliser ñoom ñoo wane ni d'accorduñ ci agenda bi nga xam ne ñu dox ci biir réew mi. kon nag loolu suñ ko jébbalee ba député yi dugal ko ñoo ngi woo sénégalais yépp ñu taxaw ci fexe ba loolu di volonté populaire askan wi bëgg ko ñun ñoo war a taxaw ba loolu tamit niñ ko bëggee loolu am. rawatina bi nga xamante ni réew mi ni mu tëdd kilifa diine yi nekk fi ñoom ñëpp engagé wu ci xalif généraux yi engagé wu envers association islamique yi engagé wu. kon nag yaakaar naa ni mën nañu wax ni l'ensemble des musulmans du Sénégal ñoom ñëpp engagé wu nañu ci bañ agenda bi law ci réew mi bëgg lu criminaliser mbirum góor jigéen. kon loolu yi tamit ñoo ngi wax ni nañu taxawee woon le 23 taxawaay bu ko raw lañu war a taxaw ngir li ñu bëgg ñun ñu am ñu respecter la volonté populaire. loolu moom mooy kon
tomb bu njëkk bi ngeen xam ni kon pare nañ ci dem jox ko député yi rek moo ci des ñoo ngi waxtaan ak ñoom te ñoo nekk ñoom xam naa ci wàccaayu confection ay liste ak yooyu ndax ñoom ñëpp ñoo ngi ci langue politique yi kon fii ak xëj na semaine bi ñu jëm wala ba ca topp incha allah danañ mën a am ndaje moo xam ni da ngeen ko yëg ñu daje ak ñoom jébbal leen loi bi xam bis bi ñu ko yóbbu yi tamit su ko defee ñu informer sénégalais yi ci taxawaay bi ci war a am incha allahu rabbi donc loolu moom mooy tomb bi njëkk. ñaareelu tomb bi nag mooy moom laay mujjee sax inversé ko ngeen baal ma ci ni ma ko annoncé woon damay njëkk a dugal ñetteelu tomb bi ba noppi ndax loolu information la rek du doon lu gaaw. maa ngi gis léegi benn question ñu wax ni l'église effectivement église bi aussi contacté nañ leen waxtaan nañ ci ak ñoom waaye ñoom boo gisee li ñu wax ci seen ndaje bu mujj bi ñu def rek mooy ñoom duñu atte duñu atte te loolu tamit il faudrait que ñu nangul leen ko respecter leen ko donte nag préciser nañ aussi ni mbir moomu moom ànd ñu ci d'accord ñu ci donc loolu yaakaar naa ne leer na nañ véritablement. alors kon troisième point bi mi ngi jëmoon ci élection locale yi dafa bari trop ñoo xam ni ñoo ngi ñuy contacter nii léegi ñun dañoo war a dugg ci élection yi locales yi war a laaj ay maires yi am na ñoo xam ni sax dañuy wax ni ñoo ngi dégg ni ànd sàmm jikko yi bokk na ci ba ni ñun ñooy doon la troisième voie waaye loolu nag ma bëggoon a leeral sénégalais yi ni ñun bokkuñu ci élection locale yi am na benn kuréel boo xam ni moom la ñuy wax la troisième voie muy sàmm jikko yi jàmmoo am na lu ci tege donc damay bañ a jaxase nga xam ni Amsatou Sow Sidibé moo ko jiite maa ngi koy nuyu au passage donc ku mel ni imam Wali Seck bokk na ci d'ailleurs moom moo defoon link bi boole ñu ak ñoom bi ñuy proposé seen troisième voie boobu donc vraiment ñoom ñu leen di encourager ñoo ngi leen di ndokkeel aussi ci seen taxawaay vraiment di leen ñaanal aussi borom bi yombalal leen noonu tamit lan koy ñaanale mbooleem coalition yi nga xam ne taxaw na ñépp ci langue politique yi fi mu ne di laaj sénégalais yi seen confiance pour ñu toppatoo leen seen ay gox waaye ñun li ñu bëgg a wax rek mooy ànd sàmm jikko yi bokkul ci élection yi locales yi ànd sàmm ji bokku ci nii bokku ci neneen engagé wul benn waaye tamit jàppalewul benn coalition coalisé wul ak kenn àndul ak kenn ànd sàmm jikko yi ñun ñoo ngi ci suñ proposition de loi bi ñoo ngi ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu sumboon donc bokkuñu ci élection locale yi képp koo xam ne nag bokk nga ci ànd sàmm jikko yi libre nga ci boo gisee nit koo xam ne doy na la kooka bu ngeen waxtaanee ba juboo nga ànd ak moom ci sa turu bopp waaye du doon turu ànd sàmm jikko yi du doon sur le plan national du doon sur le plan local kon loolu yaakaar naa ni leer na ma ñëw kon ci deuxième point bi nga xam ni dama wax ni moom laay mujje mu jëm ci lenn nag ci ay jafe-jafe yoo xam ni dafay am ci diine ji vraiment muy loo xam ni lu doy waar la lu metti la te bu ñu ko xoolee ba ci biir war nañu seet ndax lii di faral di am kan la profité man question boobu bëggoon naa yéen ñëpp ngeen xool ko ndax ay woromi xam-xam ngi ci yéen ay boromi xel yu sell mi ngi ci yéen lii di am jafeñ-jafeñ tiraillement xiiroo ŋaayoo bi am ci biir l'islam te ay jullit di ko seq ak loolu kan lay profité ndax lu am lu nekk la ko indi moo ci ëpp solo te dañ ko ñuy faral di bàyyi lii di am na lu ko indi alors lii kan la profité may wax ni fan yii dégg nañ ay coow yoo xam ni am na vraiment li may ñaan ñaar ñi ko seq ñëpp ndax fii waxtaanu mbedd la dafa am wax ji fu mu mën a yem am na foo xam ne mënuma faa àgg waaye li ñuy ñaan ñaar ñëpp rek mooy képp koo xam ni dangaa jóg ni da ngay wax ci diine da ngay def daxwa googu na nga xam ni da nga koo war a fexe ba def ci xikma sagesse bu ñu xoolee même le Coran ci langage am du personnalisé buy wax très rarement xanaa tabat yadda abi lahabin nga xam ne xam nañ ki muy wax
waaye le plus souvent ak xëy na yeneen yoo xam ne waaye bariwul waaye souvent le message coranique du faral di personnalisé. ba tax na kon képp koo xam ni dangaa jàpp ni da ngay woote wala ngay wax sa wax jooju tamit na nga ko teg rek ci cadre lu yàlla wax lu yonentam wax te yi tamit nga defe ko ci sagesse. loolu dafa am solo lu am solo la ndax dafa am loo xam ne bu ñu ko bàyyiwul xel violence du violence physique rek la violence avant qu'elle soit physique elle est déjà verbale. dafa am yoo xam ne buy faral di am mooy indi ay réaction yoo xam ne si véritablement mën nga ko bañ a maîtriser. ba tax na kon ñun ñii di wax ñii woote ñiñ fi fekkoon ak ñi des ñëpp kenn ci fekkewul jamono yonent bi xam nga lii ñun ñëpp d'accord nañ ci. kenn ku ci fekke ñun ñëpp le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam ñoo ngi wax ni en 570 la gane àdduna wala 571 mi ngi fi jógee en 632 632 ak 2000 nangam xam nga ay at yu baree dox ci diggante bi. ba ci rek hijriya gi nga xam ne ci la ñuy natt fi mu nekk nii suñuy at ba mu koy def ak dellusiwaat donc nga xam ni tey ji ñoo ngi ci 1430 nangam nga 40 nangam kon nag loolu moo lay wax ni la waaw 1430 nangam bu fekkee jumu 1434 bu fekkente ni bu ma jumu la bu fekkente ni nag loolu seetlu nañ ko danañ gis ni suñ digganteeg moom sori na kon ñun lan moo ñu jotaleel ci message am. amul ñun ñii di wax kenn ku ci taxaw kiñ doon wax Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam dikk taxaw sa kanam ne la yàlla ma yónni lii la wax lii la ñàkk a wax amul. kon ñun ñëpp ci sukkandiku ci ay dég-dég kenn ku ci nekk nag ak la la doy kenn ku ci ne ak la la doy kon na nga doyloo loolu te bàyyi ñeneen ñi des doyloo la leen doyloo c'est-à-dire loolu vraiment c'est très simple amul benn jafe-jafe. xam nga nit ñi booy dem ba ci biir da ngay am sax jaaxle yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon na ni sama xeet wi yahudi ak nasaraan yi nangam mais ñun man danaan def juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett 73 wax naa dañoo bëgg a weddi wax yonent bi kon ay xeet déggante yu bokkul gis yu bokkul ay jëf yu bokkul faaw mu am léegi nag ku ci nekk doy lool la nga xam ni moo la doy loolu mooy ak mandute doy lool la la doy ndax nit keneen ki li muy def yow du yow lañ koy laaj ëllëg du yaa ci rendre compte ci diina ji ndax du yow la ñu yónni ci nit ñi alors kon loolu boo ci wax nit na nga ko laaye biir te yem ci laaye biir gi tout simplement bu ñu fàttee ni diine l'islam diine laayante biir rek kon nit ki ngay laaye biir day mel ni sa doom cofeel koo am ci moom bëgg yow mi yaakaar ni da ngaa mucc nga bëgg mu mucc kon da nga koy def ci sagesse ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati hasana wa jadilhum bihi llatii hiya ahsan kon loolu dafay lu am solo loo xam ni nañ koy bàyyi xel dafa am solo c'est-à-dire nit ñi nañuy delluwaat xam ni ñun yàlla yónni wuñu ki yàlla yónni woo nit dafa am luñ ko sàttal woon ko dañ ni ko jot leen rek na nga fàttali kese waaye nag kuy jub ak ku dul jub loolu nekkul ci sa loxo yow Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam kon nit ñi vraiment nañu am ay raison garder kenn ku ci nekk waxal li nga jàpp ni loolu lu baax la te li ëpp solo nekkul ci wax ji waaye mi ngi nekk ci jëf ji mooy kenn ku ci nekk fexe jëf joo xam ni dana dellu ci ahsanu amala ndax kat borom bi moo ñu xamal ni li tax mu sàkk dee ak dund mooy nattu ñuy ba xam kan moo ci gën a rafet jëf kon ci jëf jooju la ñuy xaar nit ñi kenn ku ci nekk ci lu mën a xew lu mën a agsi ana ku ci gën a rafet jëf véritablement foofu la nekk rawatina ci jamono jii nga xam ne bu ñu nekkee ci jamono joo xam ne ñun jullit yi nous sommes presque 1,8 milliard te amul benn jullit bu am kaddu ci àdduna bi amul ñun jullit ñi mënuñu dara lu dul wax kese ñun jullit ñi sañ nañ ñoo dóor sañ nañ ñoo toroxal sañ nañ ñoo xañ suñu àq ak yelleef sañ nañ ñoo tëj sañ nañ ñoo génne sañ nañ ñoo toroxal sañ nañ ñoo def lu ne te amul ku ñu ko fajal ndax lan ñoo ngi fi nekk di xiiroo ko ŋaayoo dong ci loo xam ni en réalité buñ ko seetluwaatoon du ñu dal fii ci Sénégal itam majoritairement nous sommes 95% de musulmans wala boo 97% de musulmans waaye amul dara luñ mën ci réew mi fi mu nekk nii réew mi nii muy doxee mënuñu ci dara lu dul ñaan kese ni ko sëñ Mountakha waxe woon amul dara luñ fi mën kon gis nga suñuy force utiliser wuñ ko pour jéem a yëkkati kaddu gi yàlla
ak fexe ba yàlla réew mi ñi fi nekk lim bëgg ñu doxale ko ci sunu dund waaye ñoo ngi ci xiiroo ak ŋaayoo yoo xam ni véritablement mënoon naa ñàkk. kon loolu ñoo ngi koy ñaan suñu mbokk yi véritablement gis nga nit ki damay wax toujours ni suñu borom xam-xam yi am na ci ñoo xam ni dañoo jàpp ni dañuy waare waaye nañ jéem a fexe waaru ñoom ba noppi. parce que wax ju bari ji soxlawu ko jéem a blessé nit ñi soxlawu ko jéem a gaañ nit ñi soxlawu ko. waskur rabbaka fi nafsik alxuraan a ko wax fàttalil sa bakkan bii boromam bi ko moom. kon nit ki bala ngaa am souci ci damay fàttali nit ñi seen borom yow fàttalil sa bopp sa borom ba sa jëmm bu ko fàttalikoo dana saf ci sa jëmm ba ku la gisati dana jéem a fàttali waskur rabbaka fi nafsika tadarruhan wa xifatan wa duna aljahli min alqawli bilghuduwi wal asali wala takun min alghafilin. bu leen bokk ci ñi sàggan wër rek naan dama fàttali leen dama leen di fàttali dama leen di waar jéem a la waar sa bopp jéem a la fàttali sa bopp. c'est ça l'essentiel parce que in fine mooy bu dee jeexee ba nu faatu ba noppi ku gën a rafet jëf la ñuy xam. lii borom bi moo ko wax subhanahu wa taala ku ci gën a rafet jëf. kon xiiroo ŋaayoo bi jaru ko ku ci nekk jàppal ca la nga jàpp kay sëb sëriñ nga doyloo ko te bay jaamur bay def leneen loolu mooy li jaru. ñeneen ñi nga xam ni itam beneen partie bi itamit may wax ni nañu gën a am ubbeeku ak élévation ndax violence man jàpp mu ni mas na saafara dara jàpp moo ko gëw ma ni violence mas na saafara dara ba tax na ku mel ni Cheikhul Khadim boo seetloo li nu ko tooñ lépp mu ni jéggal na ñëpp afawtu anil ard ay turan li wa ci man nafaahum li ghayri saramadan la ci adfa jéggal naa samay noonu ñi ko tooñ it nee na jéggal na leen. kon nag yaakaar naa ni actuellement ñun war nañu nekk ci beneen dynamique boo xam ni boot ndax bu ñu seetluwaatee ni xadimu rasulillahi c'est celui qui est au service perpétuel du prophète Mohammed alayhi salaatu wasalaam. kon boo nee bokk naa ci ñoom yow yaa ngi war a nekk ci service u jullit yépp njabootu yonent bi yépp jotu confrontation ak ñoom sax doo ko am su fekkee xam nañ luy xaadim rasulillahi laa wax. Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo gàttal Sëriñ Tuubaa kenn mënu koo tuumaal Sëriñ Tuubaa kenn mënta wàcce dara jàmm ku wax ci moom lu ñaaw dangaa xamul yow yaa ñaaw te am lu ñaaw waaye loola dëkkul ci Sëriñ Tuubaa te wax nga koy waxit yaa ngi joteek yonent bi alayhi salaatu wasalaam yaa ngi joteek gaañu baax ñëpp waaye moom gaañu baax ñëpp xam nañ mooy kat alimtu yaqinan anna mawlaaya kaana lii wa anna almuqafa man xalaani yardahu la wax biraazu man baarazani biraazu man yubarizul muntaqimin baariza man iza talabtu min ilahi jalaba wa in saratu bi ilahi salaba. comme kooku vraiment mbiram sotti na sotti goo xam ni li mu wax kañ ci perspective ci lañu war a nekk ba nga xam ni fu ñu fekk ñun ñoo ngi ci le service boobu ki yàlla yónni ci ñëpp ñu nekk ñun ci service am mooy jariñ njabootu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak jariñ tamit l'humanité toute entière parce que yonent bi ci humanité bi yëpp lañ ko yónni. moo tax sëriñ bi buy ñaan day ñaan bay ñaanale moo dem humanité bi yëpp mbindeef yëpp. man daal lii laa jàpp ni il faudrait que nit ñi bàyyi xel ni lu mu mën a doon jàmm te wuteeg jàmm ko gën. lii ku ko wet demal ci barab yi nga xam ni am nañu guerre Saddam Hussein ba mu jugee di attaquer Koweït ba am ñu mu laaj seen fa ñooñu jox ko fa vert fekk na piégé nañ ko waaye ba mu ca duggee la mu ko jural mooy bakkanam moom ca la mujj des donte amul ca yoon wu njëkk waaye ñaareel yoon ba ca la am. boo demee Rwanda gi gis nga ni la fa dee ci nit plus de 500,000 personnes waaye gis nga mi ngi tukkee ci lenn lu tuuti rek moo taal daay ba tax na actuellement fi ñu toll ci jamono man yaakaar naa ni fi ñu war a taxaw mooy kenn ku ci nekk kuréel gum ci mën a doon ana lan mooy njariñu l'islam ana lan mooy avantage yu islam. njariñu l'islam ak avantage yu islam mooy julli ci retrouver wu d'abord ba pare kon lépp loo xam ni daf koy gàkkal man duma ko def te maa ngi ci woo sama mbokki jullit yépp ñu bañ koo def. bu ma tooñ su ma tooñee naa jéggalu naa baalu ki ma tooñ
waaye tamit bu ma fayu naa am hauteur naa am grandeur ba nga xamante ni ki wax lu bon ak def lu bon kooka moom mbiram sotti na moom moo am lu bon ak moo tax mu koy def waaye képp koo xam ne lu baax nga am wax dëgg yàlla jàpp naa ni lu baax loolu rek nga war a promouvoir. waxtu timis bi mi ngi jot moo tax xam naa ni mënumaa soriwaat ci wax ji waaye ñoo ngi sàkku ci mbokk yi ñun diine lislaam rek la ñu am. Cheikh Abdoul Ahad Mbacké dafa waxoon lu am solo dafa wax ni yàlla mooy gënn gi yonent bi mooy kuur gi waaye lislaam mooy dog bi ñuy wol ku ca réerul da nga fandoo te nee na man Abdoul Ahad lii ma wax ku ko nattable ab jant dana fenk nga mën koo wat ndax buñ la tëralee ci jàpp da nga xam ni lislaam rek moo am solo da nga xam ni lislaam ku ci réerul keroog da nga fandoo kon mbokk yi ñun ñëpp nañu dem à l'assaut fexe ba taxawu lislaam fexe ba aar lislaam aar jullit yi ni ko sëñ Muntaxa waxe wa kalimatullah hiya al-ulya lii rek mooy liggéey bi bu fekkente ni nag nit ki dafa am kër te ragal fa wala ñemewu fa wala bëgg ku ko wétti am ay doxandeem yu ñëw ni ko ñun de dañoo amul fu ñu fanaan ñooñu coow bu doxee seen diggante rek man jaaxle war naa am ñoo xam ne ñoo bokk yenn yàlla ak yàlla ni mu toll ñun ñëpp ñu koy wax di wax baatub seede bi li ñuy wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ñu gëm ni yàllaa ko yónni ci ñëpp ni alxuraan toll ak li ñu gëm ci aw yiwu nu yàlla dencal ëllëg ba noppi yooyu yëpp ñu bëgg koo suufeel ngir divergence yu tuuti yu ñu am ci kii école sàngam kii mazhab sàngam kii nii la déggee kii nii la gisee ba bëgg ciy tamante ba bëgg ciy xeebante bëgg di ci saagante bëgg di ci dóorante bëgg di ci rayante vraiment bàyyi nañu yoon wa te lii buñ ko defee ça divise l'islam buñ ko defee dafay néewal doole l'islam buñ ko defee tamit ni nga xam ne ñoo ngi saqi doole l'islam ñoo ngi koy néewal doole kon nag xaw ma keneen kuy xeex l'islam waaye képp kuy def lii tamit yaa ngi xeex l'islam yow tamit kon ñépp nañu dellusiwaat te xam ni fi ñu war a taxaw te war fee taxaw rek mooy taxawu l'islam kenn suñu kattan te xam ni wax ji moom du fii yëf ya ma ngay leere ci bis penc ba bu ñu taxawee ci kanam borom bi kon kenn ku ci nekk nañu yéen a rafetal yéene yi te xam gëm naa ni yéene yëpp rafet na kon nañu rafetal wax yi rafetal jëf yi te kenn ku ci nekk gën di sellal yu saarihuna fil xayraat ñuy xëccoo ci aw yiw di njëkkante ci aw yiw di waxante ay yiw di waxante lu baax di defalante lu baax di jëflante lu baax di jëflante aw yiw lii mooy li nga xam ne moom moo war suñu diggante moo xaj suñu diggante leneen lu ñu def ak ku ko mën a def la mu def deful la mu war a def wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu